asalaamaaleykum sama mbokku jigéen ñi maa ngi leen di teewal fii ci sunu chaîne Nature Lovers di leen di yaakaar ni rek yéen a ngi ci jàmm ak salaam tey nag dama bëggoon waxtaanee benn feebar ba nga xamante ne nii dafa doy waar feebar bu yéeme ba nga xamante ni ñun ñii jigéen ñi la concerné muy cancer du sein. fan yi ñu passé dama participé woon ci benn course bu ñuy wax Odysseia Paris 2017 pour mën a xeex jàngoro ji di cancer du sein. course bi nag la naka tax a jóg mooy ni que entreprise bu nekk dafay inscrire ay salariés bu bëgg a participer rek ci course bi te grâce inscription yooyu noonu ñuy jël pour mën a financer projet yi nga xamante ne nii ñoo jóg pour def ay recherche pour mën a xeex cancer du sein boobu leen ma participé woon ci nag mu doon mbégteel ak contentement bu bëree bëri. bu loolu weesoo ma defoon quelques jàngat pour mën a xam lan feebar bi lan lay tekki vraiment parce que d'habitude dañuy dégg cancer rek njëkkee ko ci man mais ci biir yëpp duñ ko xam cancer nag boo ko déggee benn feebar la ba nga xamante nii moo nekk ci yow soit sa benn partie yaram wala sa organe te cellules yi nga xamante ñoo ko constitué ni ñuy fonctionner normalul seen fonctionnement jaarul yoon. donc nag cellules yooyu dañuy multiplier wu ba pare nag former la nga xamante ne la ñuy wax tumeur cancer yi nag bëri na des fois di nga di cancer du foie, cancer du pancréas, cancer de l'estomac, cancer du col de l'utérus pour ñu jigéen ñi, cancer des ovaires, cancer u yaram cancer yi daal bëri na loolu te ñu ngi rey doomu aadama yi mais man bi ma si gën a soxal tey moom mooy cancer du sein. te cellules yooyu nga xamante ni ñuy fonctionner normalul mën nañu tasaaroo ci sa yaram yépp jaaree ci deret bi wala si ni ñuy woowee lymphe et loolu mën na jël ay at yu bari ya nga xamante ni yow mii doo ko xam. cancer du sein nag boo ko déggee mooy cellules ya nga xamante ni ñoom ñoo constitué ween bi ni ñuy fonctionner normalul ba pare nag di multiplier wu di law comme ni ma leen ko waxee moom mooy cancer ba nga xamante ne nii moom lañ gën a diagnostiqué ci jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp ndaxte benn jigéen sur juróom-ñeent dina ko dal ba pare benn jigéen sur ñaar fukk ak juróom-ñaar dinañ ci gaañu mu doon lu yéeme lu doy waar. ween nag li ko constitué bariwul graisse la ak li ñuy woowee glande ak ay canaux glande yooyu ñoom ñooy produire ñooy defar meew ba nga xamante ne nii xale bi moom la war a nàmp su juddoo canaux yooyu noonu fa la meew bi war a jaar pour mën a ñëw ba ci cusu ween bi pour xale bi mën ko nàmp du si loolu nag la ñu ràññee ñaari façon cancer bu ci njëkk bi ñu koy wax les cancers non infiltrants wala non évasifs cancer boobule tumeur bi lobule mammaire yi ñuy wax lobule mammaire ak canaux yu rek lay concerné te du laalagum tissu yi nga xamante ne ni ñoo wër ween bi. cancer bi nga xamante ne ni ci canaux yooyu lay nekk tumeur bi nga xamante ni ci canaux yooyu lay nekk moo gën a fréquent ci jigéen ñi te généralement cancer boobu noonu mooy gën a rayé beneen cancer bi moom lobule mammaire yi lay affecté te cancer boobu moo gën a rare bu ci njëkk bi la ñuy wax carcinome canalaire in situ beneen bi pour lobule yi ñu koy wax carcinome lobulaire in situ bu dee cancer yi nag teel nañ koo xam généralement mën nañ ko faj mais su fekkente ne teel ñu ko xam day continuer di law di màgg tumeur yi ba jur la nga xamante ni dañuy wax mooy deuxième façon cancer bi mooy les cancers infiltrants bii nag moo gën a garaawati parce que bii feebar bi dafay envahir tissu yi nga xamante ne ñoo wër ween bi ba pare nag nekk ci biir ween bi. su fekkee ne cancer boobule fajuñu ko tumeur bi dafay générer lu ñuy wax métastase je pense que ni yàgg ngeen dégg terme boobu noonu métastase nag boo ko déggee pour ma tànk ko rek comme ni ma leen ko waxee sànq
cellules cancéreuses yooyu noonu cellules yi nga xamante ni seen fonctionnement normalul dañuy constituer la nga xamante ni la ñuy wax tumeur donc dañuy former benn tumeur et plus ñuy law plus ñuy multiplier wu plus tumeur boobu noonu di gën a grossir di gën a yaatu ba pare dafay am ñaari conséquences déjà dafay empêcher fonctionnement organes yi nga xamante ni ñoo nekk si aux alentours si wet yi ba pare cellules yooyu noonu dañuy rëcc cancéreuses yooyu dañuy rëcc bu ñu rëccee dem envahir yeneen partie si sa yaram ba pare def di jur fa ay musiba naaru laay loolu yooyu la ñuy wax les cancers secondaires moom la ñuy wax métastase. bu loolu weesoo ñu jéemoon a xam lan moo waral raison yi nga xamante ni nii moo waral ku jigéen ki di am cancer du sein ñu identifié woon ci yenn facteur lu ci mel ni ay gènes c'est-à-dire que su fekkente ni nii si sa famille am na kenn nga xamante ni mosoon am cancer du sein nga ko donn c'est héréditaire bu loolu weesoo ñu xam ne que ni cancer du sein tamit cancer bu ñuy wax c'est un cancer hormonodépendant la c'est-à-dire que su fekkente ni ku jigéen ki dafa teeloon a gis mbaaxam dafa teeloon a gis ay réglam wala mu am ménopause bu tardé c'est-à-dire que mu yéex a ménopausé yooyu mën na yokk risque am cancer du sein parce que taux bi ñuy wax hormone bi ñuy wax oestrogène dafay yéeg trop. naka la ko jigéen ki mën a xam ni que ni am na cancer du sein généralement nag symptômes yi neexu ñoo ràññi mais mën nañ ko xam su fekkente ne ni làmbatu nañu wenn ku jigéen ki buñ su fekkente gis nañ ci donj wala benn boos ba nga xamante ne nii mettiwul torop wala ñu gis wen bi am na ay vergeture wala mu am ay ras-ras wala ñu gis que ni cusu wen bi ngi duggaat ci biir wen bi wala ñu gis ay ndox yi nga xamante ni ñu ngi génn ci wen bi loo xamante ni normalul wala wen bi di changer di déformé wu di changer taille wala rëyaay bi di changer bu ñu gisee signes yooyu noonu bu ñu toog di xaar nañu daw gis ji médecin mu defal ñu diagnostic bu njëkk bi ba pare teg ci def mammographie pour mën a confirmer ndax am nga cancer du sein wala amuloo cancer du sein. mais nag waruñu jaawale signe ku ëmb wala signe nga xamante ne nii dafay gis ay réglam ak signe cancer du sein ndaxte dañoo xaw a nduroo ndax lépp rek si ween bi la parce que boo ëmbee sa taux oestrogène dafay yéeg sa hormone bi ñuy wax oestrogène taux bi dafay yéeg boo gis say règle tam c'est pareil parce que da nga gis des fois boo gis say règle sa ween bi nu muy grossiré wala sa cusu ween bi nu muy grossir nu muy men donc faut pas que ñu confondre signe ñu bañ a jaawale signe ku ëmb wala ku gis ay réglam ak signe cancer du sein ndax loolu lu am solo la tamit. léegi ñu jàll ci traitement wu cancer du sein boobu lépp rek mi ngi dépendre su ku jigéen ki cancer du sein bi mu amee ak fu feebar bi toll. généralement nag chirurgie la ñuy def c'est-à-dire dañ lay opérer pour mën a dindi tumeur cancéreuse ba nga xamante ne nii moo nekk ci ween bi loolu la ñuy woowee mastectomie soit dañuy dindi benn partie ci ween bi wala ñu opérer la dindi sa ween bi yépp su fekkente ne nii benn partie ci ween bi rek la ñuy dindi lu ñuy woowee mastectomie partielle dafay jaar yoon ñu defal la par la suite radiothérapie pour mën a détruire cellules cancéreuses yi nga xamante ne ñoo des ba pare éviter risque tumeur bi di ñëwaat. bu loolu weesoo tamit pour faj cancer boobule mën nañ la defaral chimiothérapie man nag sawaruma trop ci chimiothérapie ndax ku wax chimio rek yaa ngi wax produit chimique boo xamante ne nii moom lañ lay sol ci sa yaram alors que am na ay solution yu naturelle yoo xamante ne existe na pour mën a saafara jàngoro jooju la mais nag am na foo xamante ne nii feebar boobu fa tolloo tamit
contre ma ci chimiothérapie fekkante ne nii mun na dimbali ku jigéen ki pour mu mucc ci feebar bi. te su ma waxee ci chimio rek sama xel dafay dem si yàlla si suñu mag suñu xarit muy Marie Angélique Sylla di Daba yàlla jëlee ko fi fan yi ñu passé ay fan yi néew rek yu topp ci chimio bu mu ñëwoon def ci fii Paris mu doon naqar ba nga xamante ne nii ak tiis ba nga xamante ne nii dafa nekk ci ñun ba léegi comme ni ko waxee dañ koy jooytu noppeeguñu mu amoon benn feebar bu ñuy wax polyarthrite rhumatoïde nga xamante ne nii sa articulation yi lay jàpp donc c'est une maladie inflammatoire chronique des articulations mu amee woon ko nag mu ñëwoon Paris def juste avant muy génn àdduna rek ci la defoon benn post sur Facebook di sàkku ay ñaan pour yàlla muccal ko ci feebar boobule parce que dafa demoon pour defi chimiothérapie mu tombeek nag moment bi nga xamante ne nii man maa ngi gëstu ci loolu di xam inconvénients yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci chimiothérapie tax saa su ma évoqué sujet bi rek sama xel dafay dem ci moom di jaale ay bokkam di ko rendre hommage à travers vidéo bi nii di ñaan yàlla suuf sedd ci kawam yàlla yërëm ko te xare ko àjjana loolu weesoo chimio boobu nag buñ la koy defaral dañuy utiliser ay médicaments yi ñuy wax les antinéoplasiques moom lañ lay defal après opération après chirurgie bi et donc chimio boobu noonu dafay permettre pour ñu rey cellules cancéreuses yi nga xamante ne nii ñoo tasaara woon ci yaram bi yépp comme ni ma leen ko waxee sànq boo tollee ci stade métastase ba nga xamante ne nii cellules cancéreuses dañuy rëcc ci tumeur boobu noonu dem envahir yeneen partie yaram bi yeneen partie yaram yi c'est-à-dire cancer secondaire boobu ma la leen expliquer donc chimio bi dafay permettre mu rey cellules cancéreuses yooyu nga xamante ne nii ñoo tasaaroo ci yaram bi yépp comme beneen traitement tamit am na lu ñuy wax thérapie hormonale nga xamante ne nii ay anti-oestrogènes la ñuy utiliser pour mën a saafalal feebar bi donc nag su fekkente ni ku jigéen ki dafa amee lu ñuy wax cancer infiltrant dañu koy administrer benn médicament par injection intraveineuse. dafa am nag benn lien bu important bu am ci diggante li ñuy woowee activité physique c'est-à-dire tàggat sa yaram ak wér-gu-yaram c'est-à-dire tawféex ndax études yu bari wane nañ que ni booy def sport ngay tàggat sa yaram wala ngay def benn activité boo xam te ni danga koy def régulièrement dina wàññi risque cancer du sein bi de 20 à 30%. Même ñi nga xamante ni sax feebar bi dal na leen ba pare mën na yokk seen chance seen giiru dund ba pare améliorer seen oxygénation ba pare wàññi seen taux insuline donc sport moom yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko lu am solo la ci yaram lu am solo la ci nit. Par exemple booy def course à pied ngay dawi nga xëy le matin wala le soir nga la ngoon gi nga dem dawi ci une demi-heure ba une heure dina la indil ay tawféex yu bëree bëri non seulement physiquement mais tamit psychologiquement dina la indil ay tawféex yu bëree bëri
donc nag daw dafa baax activité physique dafa baax ci nit ndax dina la permettre comme ni ma ko waxee sànq nga amee tawféex ba pare nga wàññi stress bi xam naa ni nag moom sama mbokku jigéen ñi yombul bu may wax waxu stress ndax ci jigéen moom gàcce ngalaama jigéen mi ngi fobeere mi ngi bale mi ngi menace mi ngi togg mi ngi jur mi ngi toppatoo kër gi mi ngi sëy jigéen daal gàcce ngalaama mais rek di leen ñaax rek pour ngeen bàyyi stress daal moom baaxul ci nit ndaxte tey jii feebar yu bari ya nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel stress bi moo koy joxe donc moo tax man na sama mbokku jigéen ñi nag ça va du doon lu yomb mais ngeen ci bàyyi xel rek di relativiser tout le temps di bañ a xalaat yu bari di def sport bu fekkente ne mën ngeen ko dina am solo loolu te encore une fois rek dina wax gàcce ngalaama ndax charge bi xam nañ ko ni bari na ndax jigéen comme ni ma ko waxee mooy def lépp mais rek encore une fois ngeen ci bàyyi xel di wàññi stress ndax lu am solo la. donc nag pour tënk li ma fi wax yépp cancer du sein nag mooy cancer bu njëkk en termes de fréquence ci jigéen ñi at yi ñu passé ay progrès yu bari def nañ ko pour mën a saafara li nga xamante ni moom bi feebar bi fréquence mammographie yi tamit yokku na donc pour mën a teel a dépister teel a xam feebar bi et que gis nañu aussi tamit que ni rey bi nga xamante ne ni ñu ngi koy reyee cancer du sein bii la mi ngi commencé wàññeeku loolu yëpp nag lu mat a saluer la donc nag di leen ñaan sama mbokku jigéen ñi ngeen jël soin ngeen sàmm seen bopp comme ni ma ko waxee sànq rek ngeen wàññi stress bi et puis wàññi lépp la nga xamante ne nii dafay yokk risque cancer bi. donc nag maa ngi leen di ñaan sama mbokku jigéen ñi ngeen sàmm seen bopp sàmm seen wérgu yaram comme ni ma leen ko waxee sànq rek ngeen wàññi stress bi ndax stress moom dafay favoriser production ay hormones yu ñuy ci mel ni cortisol ak adrénaline te loolu bu quantité bi bëree suñu yaram mën na def ay musiba yu bëree bëri donc nag ngeen wàññi xalaat yi bañ a jël dara muy dara di relativiser également et puis bu fekkante ne nii gis ngeen loo xamante ne nii c'est anormal mosu leen ko woon gis seen ween wala sentir ngeen ko la nga xamante ne nii mosu leen ko woon sentir bu leen toog di xaar daw leen ngeen gis seen médecin mu defal leen diagnostic bu njëkk bi ba pare teg ci defal leen mammographie pour wax leen que ni ndax am ngeen cancer du sein wala amu leen cancer du sein encore une fois bu leen fàtte ni que ni nature bi lépp la ñu jox lépp lu ñu soxla ci kaw suuf rek nature bi jox nañu ko donc di leen ñaan sama mbokku jigéen ñi ngeen profité ci comme on dit souvent rek la pharmacie du bon Dieu et tamit di insister aussi ci benn point ba nga xamante ne nii daf ma ñor trop mooy que ñu retourner au naturel surtout par rapport à l'allaitement ndaxte nampal bi dafa am ay bienfaits yu bëree bëri dina baax pour ku jigéen kii dina baax pour xale bi donc comme ni ma leen ko waxee rek cancer bi gën a fréquent si jigéen ñi mooy le carcinome canalaire in situ ba nga xamante ne tumeur bi biir canaux yooyu ma leen doon expliquer sànq si lay formé wu donc fi meew bi di jaar donc nag nampal bi dina ci am solo trop ndaxte dina peut-être réduire risque cancer du sein bi la. As the days go by, like the 4 seasons of our lives, I still see birds that fly, like teardrops on my face. I remember yesterday, we
encore une fois sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di ñaan ngeen sàmm seen bopp sàmm seen wérgu yaram mënuma leen wax leneen nag lu dul gàcce ngalaama yéen jigéen ñi di leen jox dig daje rek ba beneen yoon si yeneen vidéo di ñaan yàlla yokk sutura gi yàlla yokk mën-mën gi yàlla yokk kattan gi et yàlla dolli tawféex yi ak wérgu yaram bi di leen jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah au revoir.